bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex ne àdduna lu ne cofeel da koy defar noo ngi leen di ziara baalu leen ak dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di bàyyi maladie xel ñaanal leen yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn bu ko defee itam dinañu dugg ci biir prison yi dem seeti ñi nga xam ne ni ma koy waxee saa su ne nattu àdduna moo leen dal te ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci fii am mooy les hauts et les bas de la vie ànd ak lu munti am dañuy wax rek alhamdulillahi rabbil alamin fàttaliku bu baax sunu wayjur yu baax yi sunu wasila yu baax yi sunuy mag sunuy rakk nga xam ne dañoo teel a dem ñu namm leen waaye am rek njortu gu rafet yal na leen yàlla yóbbu ci aljana yi gën a kawe yàlla taas ñu nag ci barke mag ñu baax ñi macha allah ñu leen di dalal ci seen émission wareef ngeen mën a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir mën a indi loo xam ne seede lay doon itam bu dee seede dana am ku mu yokkal bu baax a baax ndax waxtaan moo ni mel fàttali leen thème bi mbënn mi la nu ñu koy waxee rek lu def waxu luy ay di jàmbat moo tax ñu indi leen fi ki nga xam ne itam bokk na ci spécialiste yi bokk na ci experts yi nga xam ne bu ñu teewee ci wàllu mbënd dinañ ñu indil ay leeral ajaratu Mami Linguère salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Eva kon dañuy ñëw rek door niñ daan dooreti téléphone yi moom lu mu gën a boy doyul parce que démb yaakaar naa ñi waroon a dugg bu ñu duggoon non fii xam nga xale yi dañoo war di jël expression yu baax xale yi dañoo xewal naan lii moom comme guerre toq na fees na ma ngay tuuru moo tax ndox mi tuuru na door niñ daan dooreti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp ko jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal suñu soppe ba suñu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ak mboolem suñu xalif généraux yi kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen a ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek a ko waral yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye delluwaat di ziyaaraat waa Touba waa Daaru Xuddoos njabootuk Cheikh Modou Moustapha gi yëpp ci ni ñu taxawoo seen màggaluk maam googu nga xam ne moom la ñu bokk démb waaye plus particulièrement sama soppe ba sama xarit sama seex soxna maam Fatma Mbacke maa ngi lay ziyaar monsieur Kassé dalal ak jàmm fii nag moom dina mel ne njar ndéem ndaxte yéen askan wi leen di xaar te ñun askan weenu yoon te naar bu ndaw bi lu mu wax fan la ko ca suufu xayma ba la ko déggee aywa jërëjëf Ndoye Bane balaa maa jëm ci invité bi ñu kontaan dalal ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiite sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak waa Pire sañu xoor gañ jóge sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé ak notable yi fa ne yëpp di dalal jàmm docteur Kassé ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan di masawu toujours ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi dëgg la jërëjëf Ndoye Bane monsieur Mamadou Kassé la ñu dalal moom mi nga xam ne mooy DG wu SICAP kon de xanaa lu nit bëgg a xam rek incha allah dana ci indi ay leeral moom nag urbaniste la booy xool aménagiste yooyu yëpp dina ci dikkal boppam wax ñu ko lan mooy signification bi monsieur Kassé salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Eva ñu ngi lay ziar. di la jox sa wàccuwaay di ziar aussi ñu fekk ci biir plateau bi. comme gis naa aussi ni ngeen ko doxale man it da ngeen mayu ma ziar sëñ Cheikh Bombali sama wasila. macha allah ak sëñ Saliou Madina. est-ce que ñi nga xamante ne ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne yaakaar nañ leen. ngeen may ma aussi comme waa Tambala ma dem ba Medina Gounass. ziar aussi Cheikh Ahmed Tidiane Ba. mi nga xamante ne mooy sunu xalif di sunu yaakaar tamit foofa.
di wax ne jàpp ma ne dara dana fi tàng ba mel ne njarneem ndax njarneem nag wax dëgg yàlla. teel nga koo tontu nii laa bëgg man. bëgg naa daal mu sedd guy. incha allah. ñu waxtaan ci dal. dëgg waxante ndax nag ay sénégalais lañ. wax nga dëgg te réew mi lañ koo bokk. dëgg dañ koo war di waxtaane dëgg la. te wàññi fitna gi. ci jàmm lañ ñu mës a xam lu ñu mës a am ci jàmm lañ ko amee. dëgg la kon nañ ko engagé ci jàmm rek. ku ne wax ci sa xalaat. wallaay. te ñu jàpp ne rek. xalaat yi nag mënta booloo ànd. faaw mu am ñii wax lii ñii wax lee. damay faral di wax ne jàngat lii la wone ci àdduna man sama baay professeur la université lay jàngale. waaye dafa am matière yoo xamante ne dañuy ñëw ñu ne constitution bi nee na lii. ña ko jàng tolloo am njàng. kii ne lii nii laa ko gisee kenn nee laa ko gisee kon xam-xam moo démocratique. wala ñuy ñaan yàlla nag na sedd. mbaa du finalement différence yi suñu diggante mooy nekk charme bi suñu diggante. mais bien sûr parce que ñun Sénégal moom la ñu bokk. dëgg la te président da koy faral di wax gis nga guy gii ngeen def fii. waaw moom laay jël comme firnde. waaw moom laan le baobab séculaire bi nga xamante ne ñun ñëpp moo ñu boole keral ñu. waaw nañ ci keru. waaw te xam ne fii kenn mënul am monopole patriotisme. ñëpp a bëgg dëkk bi. xëy nag yoon yi nit ñi di jaar moo bokkul. dana jafe loolu bu ñu dee waxum inondation ñu seppi la ci. xam nga dafa am loo xam ne bu amee rek dañuy xool ña nga xam ne ñoo ko wër. ñu ne baan da caa bokk diw da caa bokk diw da caa bokk. et par la grâce de Dieu da ngay bokk ci ñi nga xam ne faaw bu ñu ñëwee dinañu indi ay leeral. ngir askan bi xam loolu. urbaniste la ñuy wax et suñu waxee urbaniste ak aménagiste. luy loolu. waaw maanaam mooy ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci saytu dëkk yi mooy maanaam les villes. mooy gox yi. liñ naan gox yu kawe yi. moom lañ leen di wooye yaakaar naa ci sunu ay kàllaama. aménagiste nag moom mooy ñi nga xamante ne danañu xool suñu dëkkin xool ndax maanaam nit yëf yi dana yem ndax boo ko xoolee bu baax a baax tey Sénégal problème aménagement du territoire la njëkk am. parce que maanaam dañuy wax ne Dakar proportion bu ndaw la maanaam lu néew la. ci ni Sénégal toll waaye li fi ëpp ci ay doomu aadama Dakar ak li ko wër la ñu yeewoo xam nga loolu problème la déjà dafay tax ñu réinterroger waat ay choix yoo xamante ne choix politique yu hasardeux lañ ko yaakaaree ne moom lañ jëloon wala xëy na circonstances yi def que ne ñu yegg ci situation boo xamante ne aménagement du territoire aussi moo ko mën a lijjanti donc loolu bokk na ci saytu yooyu mooy suñu cadre de vie suñu wàllu aménagement équilibre territoire yi wàllu urbanisme maanaam équipement yi fan lañ ko war a defee lotissement yi nu muy taxawee dëkk bi ak dëkkin bi naka lay taxawee léegi nag ci biir pàcc boobu di nga ci am volet yu bëri mi ngi mel ni médecine ngay gis médecine koo xamante ne spécialité am ñii noyyi la kii la spécialité am cancer la kii la spécialité lii la fii di nga gis ingénieur yoo xamante ne seen spécialité équipement yi la en tant que tel am ñi nga xamante ne volet architecture yi moo leen gën a intéressé am ñi nga xamante ne volet paysage bi moo leen di gën a intéressé am ñoo xamante ne volet juridique bi moo leen di gën a intéressé maanaam ci ni ñuy tëggee texte yeeg yooyu la ñuy dox donc am na pluridisciplinarité am na ñoo xamante ne dañuy naviguer ci discipline yu bëri am na ñoo xamante ne côté technique bi géographique bi inondation par exemple géographie ñoo ñi nga xamante ne ñoo ci gën a xarañ parce que ñoom ñooy xam le côté dynamique le côté technique ak li nga xamante ne noonu la nature bi di comporté woo parce que aussi da ngay xam ne que inondation phénomène naturel la boo xamante ne dafa am excroissance. li naan sans transition. loolu ma bëggoon la laaj. lan mooy inondation. doy baan loolu yëpp da nga ciy teg ak lan moo ko indi. ndokkee yàlla ba ñu ko dénkee si kàpp. bañ ko dénkee si waxtaan ak moom dana yomb. voilà lan inondation mooy lan ak lan moo koy indi. waaw inondation xam nga en fait excédent d'eau la maanaam ndox mu ëpp la léegi ndox mi lan moo ko ëppal loolu mooy question bi. mën na doon géej bu débordé mën na doon déeg bu débordé mën na doon dex bu débordé. mën na doon ndoxum taw mu ñëw jàllul mu takk mën na doon également nappe phréatique buy yéeg maanaam ndox mi mën nay ballee suuf loolu lépp xeetu inondation ndox mi dem di def di aller retour. waaw te jamono bii ñu toll nii am na fi zone yoo xamante ne da ngay gis non seulement ndox mu fa takk fekk si beneen ndox mu boole ci nag nappe bi di ball di yéeg situation yu garaaw laa foofu waroon na nekk dëkkuwaay mais certainement non donc loolu tamit bu ñu interroger suñu histoire dinañu xam ne que ci suñu biir histoire am na yu bëri yoo xamante ne bàyyi nañ ko mu def ko mooy conséquences yi la ñuy dund nii mais c'est désastreux
te mënuñoo jëlee ci nit ñi fa ñu nekk am na ci wàll woo xamante ne yoonu ndox la ñu war ci jël ay mesures courageuses gis nga boo déggee souvent ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations loolu moo ko indi woon 2012 dafa fekk ñu dund mbënd dundaat ko c'était pas la première fois te jàpp naa ne aussi lu ñu dund démb la lu ñu nar a dund tey la te xëy na aussi suba dana am lu ñu ci dundaat waaye day yokk ak di wàññeeku ci jàppandalu lañ fa def comme liggéey 2012 dafa fekkoon man yàlla may ma nekk conseiller technique bu président de la République ci wàllu urbanisme ak habitat donc ci ñi ko daan xelal wax ji sax xëy na peut-être rëy na lool ndax kilifa gu toll noonu moom généralement da ngay yokk ci xelam. waaye wax dëgg yàlla am na lu mu ñu cëralee woon. ci wàllu woowu ba tax na au niveau stratégique am na ci lu bëri loo xamante ne daan nañ ko waxtaanee donc li may waxtaanee nii dafa doon loo xam ne dama ko dund. président dafa noonu naka la ñu mën a def ñun ba ñu mën a dépasser question yi loolu moo doon gis-gisam. ba ñu dépasser question yi voilà ba ñu dépasser question yi. parce que mënuñu à chaque fois que situation am. c'est vrai ñuy gérer ay urgence parce que loolu la ñu defoon 2007 loolu la ñu defoon 2009 te moom fekkee na ko. ñëpp ñi ngi fàttaliku mbëndum 2005 jëm 2009. Bellevue. Bellevue. ak foire image yi ñu am mooy foire ba ñu jël nit ñi dajale leen foofu. ñi ngi fàttaliku bi ñu dem di distribuer saaku ceeb yi ñi ngi fàttaliku également plan Jaxaay. dëgg la. mais taxul woon ba léegi ñu am solution ci mbir mi mais bi ñu xaymaa dañu jàpp ne toujours gestion urgence lañ nekkoon donc il fallait que ñu jël points yi nga xamante ne ñoo ci gënoon urgence parce que Sénégal aussi nag loo ci mën a wax rek pays en développement la xëy na peut-être dañ koy fàtte faaw aussi bu ñu dee liggéey ci dara ñuy fàtte ne am nañu yeneen priorité yoo xam tamit dafay xaar te mënta ñàkk donc toujours rek ci biir priorité bi sax da ngay prioriser waat waaye nag taxawul terewul woon inondation ñu érigé ko en rang de priorité ba mu jaraloon président mu supprimer Sénat ngir la nga xamante ne moom la ñu waajaloon ci wàll woowu ñu dugal ko ci biir phase boobu ci biir la ñu fàttali également ne que ci phase d'urgence boobu noonu ci juróom-ñetti weer créé nañ fi benn ministère boo xamante ne spécialement dédié ci loolu muy ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation ñu ko doon wax EMRASI dénkoon ko wàll boobu noonu pour que mu def des travaux titanesques ci phase urgence bi liñ ci mën a jàpp généralement au-delà de plan Jaxaay mooy déjà tabax nañu quand même ñaari junniy dëkkuwaay ci diiru juróom-ñetti weer loolu am na solo ñu koy fàttali parce que volet habitation la woon parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo nekkoon ci ndox mi nekk ci mbënd mi ñu defal leen plan boo xamante ne dañ leen bëggoon a fendal génne leen ci biir ndox mi ndax mun ñu doon ñu nga xamante ne dañuy nefu fendi loolu moo indi woon plan boobu ñaareel ba dafa am ay ouvrages structurants yoo xamante ne fallait que ñu tabax ko ci saasi pour régler hémorragie boo xamante ne dafa amoon ci zone névralgique yu am solo yoo xamante ne ça faisait 10 ans que nit ñi dafa sonn Foire ci la bokkoon Philippe Maguilène Senghor ci la bokkoon RN1 ci la bokkoon Grand Yoff ci la bokkoon zone de captage ci la bokkoon Dalifort ci la bokkoon bu ngeen fàttalikoo ci la ñu delloo si histoire u déeg yi nga xamante ne moom daanaka moo wër Ndakaaru Njaay boo déparé Technopole jëm Tirkamb mooy pax ba ne Tivaouane Peulh foofu jàpp nañ ne repéré nañ fa ñeenti lac au moins yoo xamante ne ay lac yu historique lañ lac Curuur lac Wuy lac Waruwaay ak lac Mbëbës bu ci nekk déeg la te déeg yooyu dañ doon sottante ci seen biir waaye xam nga boo demee ba jamono maral am ndox wàcc siwul bu ndox wàcc seetul foofa day wow ba mu woowee diir bu yàgg nit ñi yaakaar ne jeex na ñu sëkk fa dëkk fa bu ndox mi dellu see nag kon faaw ñu wax waxu changement climatique moo bi politiciens yi bañ ñu wax ko faaw ñu wax ko dafa am dérèglement yu am dérèglement yooyu du Sénégal kese ñun rek dunduñu ko. day mel ni ñu ne lac bi nelaw na léegi yeewu na. xam nga lac même lac Rose. waaw boo ko xoolee tey ñi ngi koy xayma perte na au moins je pense que 3/4 surface am daf ko perte gënoon na rëy lii gënoon na yaatu dégg ba gënoon na yaatu. mooy lu ko waral. waaw loolu yëpp xam nga situation yi ñu dund. d'accord parce que loolu aussi
rétention bi aussi dafay fekk ne ndox day wàcc bu ruisalee jaar fa mu war a jaar jël yoonam bu ñëwee fa mu war a tag mu tag fa du sonal kenn waaye nag bu ñu yeggee ci situation boo xamante ne nii ndox day dugg fa mu warul dugg wala fekk ci yoonam lu fa warul woon nekk rek musiba daal di lan moo indi situation bii ñuy dund. Ndoye Bane bu ma non bàyyil mu dem bàyyil mu dem. dagguma ko sax bàyyil nee naa la ñun léeg-léeg am yu fi lab itam. ñàkk ma jox kaddu gi mami bu ko defee rek ma dikkaat ci yow. soxna Linguère. non mi ngi woon ci yoon tey boo féete woon côté yi nga xam ne moo am jafe-jafe yi. lan nga koy njëkk a bëgg a laaj. man li ma ko bëgg a laaj bari na parce que moom ci biir lu mu wax rek. waaw déjà jàpp naa ci ay points yu baree bari. c'est vrai. comme li ma waxoon démb waa ji rek lay waxaat comme dañu ne gouverner c'est prévoir. te dundoon nañu ko 2009 dundaat nañu ko leneen. am na ñoo xamante ne ñi ngi woon ci biir ndox mi defoon nañ fa 10 ans mu nekkoon lu metti loo xamante ne mais man su ma déggee nga ne comme teen bu deey wala déeg bu deey ñoom dañu dem sëkk ko dëkk fa. ma jàpp ne état am na xarañte goo xam ne Eva wax na ko fii démb am na doole joo xam ne lu mu bëggul nit ñi def ko duñ ko def surtout loo xamante ne dafay lor te bu dellu si waatee ci seen kaw lay daanuwaat. ñu ne tey SICAP HLM yeneen ak yeneen nekkoon loo xam ne moo mayoon suñu waajur yi ay dëkkukaay mais tey mu dem ba mel ne que ne nit ñi dañ leen di sax xaw di daw di ne même buñ la joxee kër après dañuy amaat problème ci biir te boo amaatee problème kan moo koy régler kon yow boo fi teewee war nañ la laaj loolu lan moo tax li ñu dundoon 2009 dund ko 2012 te yéen ngeen xamoon ne nee nga am dundaat nañ ko tey dinañ ko dundaat suba te ginnaaw suba dinañ ko dundaat parce que situation bi nekkatul lu neex a régler boo duggee Ngor ci biir li nga wax léegi que fu ndox mi di ball dëgg la da ngay romb foo xam ne nawet du am dara du am nga gis suuf sa tooy xepp nekk bàq bu tooy xepp mu wër la ne kon fii napp bi moo naan ba màndi mi ngi génnaat lan ngeen prévoir pour que détails yi jóge fi ndaxte jàpp naa ne état du ko ne à chaque fois bu nit ñi demee ba nekk ci diggum lab wala diggu coono rek ci la état di jóg taxaw kon bu yàggee day mel ne da ngeen ñoo bàyyi ak suñu bopp. jërëjëf mami. non xalaatuma quand même ne dinañ leen bàyyee seen bopp parce que jàpp naa ne ñi nga xamante ne ñoo laaj réew mi lii seen yéene toujours mooy def ba mu baax comme ni ko. ba tey nañ ko fi utiliser rek fu mu jar mën a dugg rek ñu dugal ko ci waaw ni ko voilà ni ko mami noonu lay wax. waaye ñoom biñ xamu ca dara. waaye ñoom biñ tabaxee ba mu kawee dañoo dëkkee ci kaw luyee ñu ci suuf. waaw très bien. aywa bisimilah étage la rek étage ak suuf yëpp dëkkuwaay la. dégg nga wax ji de. léegi moom dafa ñëw rek ba kii ma. non man c'est que man nag dama dul bàyyi kenn. waaw mu may bàyyi kenn ak boppam. waaw ndax may samay nawle lañ may seetaan. non maanaam bëgg naa fee génn aussi am ndam. nag lu ñuy njaag yéenay njaag de. il faut mu leer de affaire yi xam nga li ma bëgg a wax rek mooy lenn. waaw mooy état tam quand même continuité la. gis nga du caage ne moo tax man bu ma gisee nit ñi nga xamante ne ñu bëgg a jël réew mi. xarab gi ñu nekkee. pour man du seen taxawaay du seen cër. xam nga lu tax parce que bu ñu demee ba jox leen réew mi parce que loolu lépp mën naa ne je veux dire kenn xamul suba. kan la yàlla décidé ne que moo ko jël parce que yaakaar naa ni 6 bi moom. te muy dëgg waaw te moom loolu déterminé ba noppi kan moo ciy toog. kan mooy remplacer kan ak nu muy demee toog éternellement. mais boo nekkee ci esprit de responsabilité nekk ci kujje da ngay am cër gu toll ne yenn yi nga am ci réserve pour ëllëg ci biir. boo hérité ci mbir yi man loolu laa nawee woon président Macky Sall ndax lu mu nekk opposition yarga ak cër ga tax na tey jii nii lu ñu ko jox war na ko mën a continuer donc ma dellu si ci continuité de l'État di nga hérité ci loo xamante ne yow defuloo ko à la limite ka ko doon def opposant am nga woon mais dès l'instant que toog nga ci 6 bi yaa jël responsabilité yëpp yenu ko loolu mooy contradiction État loolu mooy jafe-jafem moo tax man damay trouver mal placé que ñu taxaw fii naan xam nga ba ñuy sëkk di dëkk booba jàpp naa ne Macky Sall xëy na sax moom ci boppam demagul sax institut des sciences de la terre xëy na booba ma nga woon lycée Valdiodio Ndiaye di jàng comprendre nga mais terewul rek comme li ma wax bu solution jotee da ngay xool le possible ak le possible tey nekk nañu ci niveau de densité boo xamante ne ci zone yooyu mënatuñu envisager yëkkati nit ñi naan dañ leen di déplacer li fa mën a am mooy des questions de restructuration mooy maanaam tey naka la ñuy def ba nga xamante ne danañu renforcer dispositif de drainage bi mooy maanaam ndox yi war a jàll te fekk du ñu soxla déplacer ñëpp xëy na peut-être am na ñoo xamante ne bu ñu nekkee ci yoonu ouvrage yi faaw ñu am ñu déplacer nii un peu à gauche à droite loolu mooy restructuration te volet boobu moo taxoon ma ni la li important woon mooy bi président ñëwee
li mu woote conseil présidentiel en septembre 2012 ne leen dama bëgg ñu réfléchir pour am ay solutions durables mais ba muy réfléchir boobu doon moom kese conseil présidentiel ba ñépp ñi nga xamante ne dañuy agir dans le secteur ñi ngi ci woon l'association des maires du képp koo xamante ne yaa ngi ci woon ñëw nga ci sànni ci sam xel donc jàpp naa ne loolu du sax xel moo xamante ne dañ ko war a jox état bi kese xelum Sénégal bépp la parce que parti urgence bi ñu ne woon ñii mooy li gën a jàmp nañ leen yëkkati yóbbu leen utal leen ay kër mais ci jamono bi ñu defar régler problème yi nga xamante ne mooy problème névralgique yi mooy yi ma la wax ne que mënul xaar parce que li muy impacté ci ay nit moo bëri. coow li dafa am lu dul mën a xaar moo doon partie urgente bi. am na loo xamante ne mënoo ko liggéey ci benn at faaw nga envisager ko ci 10 ba 15 ans loolu tamit foog nga programmer ko xool finance yi fu muy génnee loolu aussi mooy état te loolu xëy na peut-être comme ni ko président waxee nee na moom wax na pour que ñu xayma sottil ko résultat wu plan décennal de lutte contre les inondations nit nag doo ko jiital ba pare di ko xarab te doo ko jiitu ci lancam donc tamit il faut ñu bàyyi ba ña ko war a xayma ko wax ko ñun suñu njort la ñuy wax ak lan fekkee ak li nga xamante ne xëy na peut-être nit ki du ko xam te war nañ ko wax rapport détaillé man li ma wax rek mooy lenn mooy gis nga lu gën a néew ci ndox daanu na fii indi fi lu ëpp ci problème déglu mu baax ndoy baan ma ne lu gën a néew ci ndox daanu na fi ci ñaar wala ñetti fan indi fi lu ëpp ci problème tey kon bu fekkee ne lu ëpp ci ndox tuuru na fi te ñu jàpp ne am na lu daan am te amul am naa yaakaar ne war nañu xam ne am na lu nu gas bàyyi ko ci suuf waaye nag ouvrage yu infrastructure bu doon jar ay milliards itamit bëriwul bayre ndax dañ koy gas suul du feeñ day mel ne looy enterré maanaam cimetière lay nural ay sët ay milliards nga suul waaw ay milliards nga jël rek suul xam nga tey boo defaree bâtiment génn ñu ne lii ak a taaru waaye fekk na la cay ñuul ak la ko mën a yàq yëpp ci suuf lay jaar waaye kenn du la ne fii taaru na te pourtant loolu moo indispensable kon problème bi nga xamante ne moo réglé Foire ak Philippe Maguilène Senghor bu booba def gas lañ defoon ceinturé carrément canal boo xamante ne day jóge Foire recueillir eau yooyu jëlaale Ouest Foire xam ngeen yéen conditions yi Ouest Foire yi ñu ko daggee te fekk habitation bi jiitu infrastructure yi indi woon na fa ay problème tey problème yooyu yëpp looloo ko non mais xam nga docteur ni yaa ngi expliqué rek mais émission bi wareef la tudd tey ngaa taxaw ma jël ki ci ligne bi waaw jël ko parce que xam naa ne moom mii ñi ko bëgg a jot bare nañ te fii ngeen koy jotee salaamaaleykum allo madame Ndour ku nekk ci ligne bi kuy fëgg allo salaamaaleykum maaleykum salaam mbokk mi bisimilah ñu ngi lay déglu ci wareef ça va alhamdulilah waaw nga baal man maa ngi woote France laay woote nii waaw yaa ngi may dégg yow rek la noo déglu voilà ñoom maam yi ak ñoom Ndoye Bane yëpp bëggoon naa ñu déglu ma parce que man dama nekk France nii mais jënd kër ça fait 16 ans mais maa ngi ko jëndoon ci site bu ñuy wax Kounoune par Banque de l'Habitat mais moment bi ñu koy jaay ñoom waxuñu ne foofu dafa am nappe phréatique léegi bi ñu ko jëndee fay ba kër gi jeex léegi on se retrouve si ay coono yoo xamante ne te nappe bi day yéeg ba nga xam ne kër gi c'est inhabitable quoi. ma ne que ñu bàyyi xel di ëllëg bi ñuy jaay ñun immigré di ñuy jaay wala ñeneen. ñuy xool état suuf si te wax la dëgg bi quoi ba nga xam ne yow nga mën a jël say mesures na ngay jënd wala doo jënd quoi. mais dañ lay piéger ba nga jënd après yaay nekk dans la merde. xam nga loolu nekkul lu rafet daal. war nañ xoolaat loolu bu baax a baax loolu moo taxoon ma doon woote pour ñu wax si. ñan ñoo la jaayoon tudd na ko banque ba nekk ca centenaire. tudd na ko dégg nañ ko. am na solo mais Émile maa ngi naan ko sànq émission bi. ñu ngi koy nuyu di rafetlu wooteem. di masawu itam bëgg a wax ne. di masawu itam képp ku mel ne moom ku mu daal. waaw parce que tukki rek xaaju mbugal la. waaw nga kër yi ba am sa kër te ko seen muy dem ku nekk xuloog maçon ko ñor. te bala ngaa xuloog maçon faaw nga am daggitu suuf. ñun ñu dëkk Touba Darou Khoudoss amuñu problème boobu ndax dañuy dem rek fekk la sunu maam bàyyi woon ñu dagg dëkke waaye ku ne xam na ni fii ñu nekk di fi bay see ku nekk bëgg nga fi amus daggit soo nekkee bitim réew jënd ko ba noppi nag ñëwaat mënoo koo dëkkee wax dëgg yàlla alal xaalis bu nu sànni la te neexul ci xolub kenn ndax alal dafa sax ci xolub borom. parce que léeg-léeg ci dégg-dégg ñoom Eva bu ñuy wax dafa mel ni nit ki dafa tëb rek jënd kër fu ko neex
jeex fekk na ndekete daf koy jënd ci ay ñoo xam ne war naa mën a dem ci ñoom jënd kër banque ci banque yi xam nga ni ñu leen di jox confiance léeg-léeg mais li ma ko bëgg a laaj mooy émission bi wareef la tudd film bi nii li nga xam ne moom la Sénégalais yi di dund ci semaine bii métti na métti du koo xam ni doy na waar est-ce que du état wu Sénégal dafa deful wareefam wala lan la ñàkk def wareefam est-ce que du moom moo tax seen askan yi di dund li ñuy dund Ndoye Bane man duma ko gisee noonu dëgg damay jàpp rek ne lu mu def am na lu des ci ñu ngi ci noonu laay répondre question bi aussi simplement parce que comme ni ma ko waxee rek man départu émission man moom ku ma xam di nga xam ne la may def boo ma doon ruux suba ba ngoon ak dal laa ciy demee nit ñi yéene bi ñu am mooy lii mu jeex mais du yomb parce que origine ba ci boppam moo metti te ci jafe-jafe yi compréhension wu mbir mi ci lañ nekkoon. sànq ba tey yaa ngi naan origine dafa mel ni kon régime yi nga xam ne moom moo fi passé régime Abdou Diouf ak régime président Abdoulaye Wade dafa mel ni kon ci sa jàngat peut-être que je me trompe ci say wax laay sukkandiku dafa mel ni ñoom liggéeyuñu dara ñoom seen ñàkk liggéey dara moo tax état wu Macky Sall bi di am ay problème non mënu ma wax loolu parce que tey boo gisee xar kanamu Sicap origine gi kat non xam nga tey boo gisee xar kanamu Sicap nga xamante ne mën naa taw ay bis mais ndox mi day jàll est-ce que du liggéey tubaab bi waaw non du liggéey tubaab bi tey Jet d'eau 1962 la foofu ana tubaab bi après indépendance la yow tam Ndoye Bane loolu ce serait même. non man Pire laa jógee. waaw d'accord waaw Pire nga jógee mais Pire tamit ci Sénégal la bokk. waaw non xam nga Sicap soo xam nga Pire amul Sicap. waaw Pire amul Sicap mais dina am Sicap incha allah. waaw den def fa Sicap. waaw Sicap day ñëw sax day ñëw Pire day ñëw Kel day ñëw Gàdd Ñandul. day ñëw Njeejeen day ñëw Ñooxul Njaba. ba Ndande sax bu la neexee li ma lay wax yëpp xam nga xam na àll bi. waaw xam na bu baax a baax parce que sama maam Ngol-Ngol la dëkk donc foofu je maîtrise bien. c'est pas ñu ngi nuyu Taal Ngol-Ngol. voilà très bien man nag surtout la Taal ko du mbaxee la moo tax ma xam foofu Ngol-Ngol bu baax. waaw il est dangereux. léegi li ma la bëgg a expliquer mooy. waaw encore une fois pour man le problème majeur. Ndoye mooy suñu démb warul gàcceel suñu tey. te loolu am na solo trop ñu di ci réfléchir moo tax ma ne xëy na président daf ci tombé ci d'abord mu nekk ingénieur donc souvent. dañ leen di jëwee ne que ils sont très pragmatiques solution très mathématique il faut nga ne 1 plus 1 égale 2 mu jeex donc xëy na ku nekk caractère bi nga fi ñëwee woon. xëy na situation ba nga dund. xëy na loolu la permettre jamono yooyu am na sécheresse nit ñaa ngi ñëw gisuñu woon problème bi ñi ngi installé wu peut-être gisuñu woon ne que dina ñëw ba nekk explosion mais fii. président moo amoon obligation pour jël affaire bi en main te lii nag mooy séddam moom mooy la nit ñi def ci 3 régimes yëpp mu yegg si ci moom te mu war ñu ci trouver solution te mu jàpp ne il faut lever des moyens importants commencer par le commencement bañ a fàtte ne aussi nag il n'y a pas que ça parce que boo jëloon xaalis bi yëpp def ko ci mbënd mi pour régler ko bu subaa ñu ne la attention suñu koom-koom fan nga ko teg ak yow ñële ne la waa yow lii ku nekk jóg ci ay priorité waa mbay mi ne la ana semence yi. mais ñi ngi wax 750 milliards. kenn xamul fu mu jaar ba léegi yéen a ngi expliqué gaa léegi dégg gudd ci explication mu kii. Abdoul Mbaye nee na ba mu jógee ci primature ci la yi fi commencé sooxe. non man nawloo ma wax jooju xam nga li tax nawloo ma wax non nit ki. non xam nga maanaam nit moom boo nawlawul ay waxam mën nga koo bañ a nawloo moom ci boppam. parce que nit moom ci ay waxam dañ koy natt. après ci ay jëfam. mais yow bu fekkee ne yow da nga ne yow ba nga fa jógee la mbir mi noppee doon priorité mais ça veut dire que yow jàpp nga ne yow yaay ni ko tubaab bi waxee nombre li ma yaay jumbaxu àddina xëy na yaay jumbaxu àddina. xam nga man ka dama traduire rek. mais li ma bëgg a wax rek mooy lenn moom premier ministre la président moo ko tànnoon jox ay orientation jox ko muy doxal. moom lu mu doon ci orientation yi moom faluñu ko dañ koo tànn kañ fal moo ko tànn. mais kon yaakaar naa ne la cay ngóoram moom la ca moom la war a ñëw. donc moom doo ci lu dul chef d'orchestre yaa ngi yëngal xëy na def nga sa mënin rafetlu nañ ko dem nga kenn ŋàññu la donc bul dem taxaw naan yow man bu ma fa jógee man ou bien man après moi c'est le déluge comme on dit ça c'est vraiment pour man ay acte d'irresponsabilité yoo xamante ne du posture homme d'état. te vraiment Abdoul Mbaye ku ñu jox respect la ku ñu jox cër la. vraiment man xaw naa ko ci trop ci loolu xaw na ma déranger daal waaw xaw na ma déranger parce que bon
voilà nit koo xamante ne aussi am nga jaar-jaar bi nga am na yoo xamante ne buñ la ci déggee même doonte da ngay wut nguur wala yooyu du ko jar daal. waaw mais léegi non xam nga loolu dafa am budget prévisionnel boo xamante ne dafa amoon partie urgence am partie digg dóom ak partie boo xamante ne c'est moyen terme xam nga président nee na nañu xayma lépp defal ko bilan bi mu sotti ko ci askan wi waaye xam nga démb la ko wax kilifa gu doy noonu tamit bu waxee loolu xam nga du ma xëy fii suba naan damay wax ay xayma ak yu ma xamul donc ña ngay xaar booba xayma waaye déjà am na partie boo xamante ne dem na partie 66 milliards yooyu muy wax partie boobu c'était la partie urgence te man li ma jaaxal rek mooy on parle milliards de ay milliards yu bare ngay dégg macha allah mooy mën a régler problème bi nag ay milliards yu bëri mooy régler problème bi waaw très bien nunu jël ki ci ligne bi ba noppi ma dellu si waat salaamaaleykum aleykum salaam kilifa gi ñu ngi lay dalal ci émission Wareef maa ngi lay nuyu leen di ziar yi ñëpp ñu ngi delloo ziar nu ngi la koy delloo maa ngi doon woote rek foog naa yéen a ngi wax ci affaire inondation yi dëgg la maa ngi leen di nuyu leen di bëggee leen di wax ne maa ngi leen di suivre pas toujours mais heure bu ma ko mënee te am jotam maa ngi koy def jërëjëf maa ngi leen di woowee à partir des Pays-Bas waaw allo allo ñu ngi lay déglu bu baax voilà maa ngi leen di woowee à partir des Pays-Bas boo dafa am benn Pays-Bas nga nekk ñaari affaire yu ma bëgg a wax ñu ngi lay déglu Soxna Linguère la bëggoon naa li muy wax ci ay olof ñu bind ko ci livre parce que vraiment yàlla may na ko ci dëgg-dëgg man toujours damay wax ne femme bi foog naa mag ko yàq ndax lu ñu wax rek am na maanaam bu mu bëgg mu mag ne sa man la ëpp koy jox ndeysaan vraiment waruñu ko ñàkk quoi nuñ ko bind ndax ko ndooy band bind bu loolu weesoo incha allah ci affaire inondation yi le gars de la SICAP bu toog di waxtaan gaan waa ji directeur du SICAP di waxtaan man je vois que lu bëri mi ngi koy wax mais c'est pure politique quoi te dañoo war a éviter pure politique Macky Sall yàgg na ci nguur gi waxuma bi mu nekk président de mais yàgg na ci nguur gi gis nga li am na dañoo war a éviter benn affaire mooy la say lakk baaxul say lakk ci bopp mu ne baaxul dañoo war a éviter fay lakk ça peut régler ba lakk bañ am wala bu amee mu am fu mu yegg moo gën toujours ñuy fay lakk te ñun nag li ñuy def toujours dañuy fay toog rek ba mu inondation am bon ñu indi ceeb jox nit ñi def ni wax coow politicien sénégalais ñu fàtte ko dem yooyu nañ ko éviter dëgg la man fi ma dëkk Sénégal Guédiawaye la nga soobee yàgg nañ fa depuis 73 lañ fi ñëw mais quartier yi inondé ay Kër Massar ay Zac Mbao yooyu ay quartier yu bees la te dañoo war di anticiper nag gis nga le gouvernement dañoo war di anticiper yaa ngi dégg mais li am Sénégal actuellement dafa rusloo dëkk bu tuuti bi 16 millions d'habitants géej ji wër ni Dakar côté bu nekk te ndox bi jaaxal ñu comme ça c'est parce que taxaw nañ ci ñoo ngi ci te yoo xam ne vraiment du yoon nañu bàyyi suñu xel et puis nañu am yërmandi ci doomi aadama yi nit ñi sonn nañu am yërmandi soo bëggee gouverner jiital ca biir say njaboot say mbokk vraiment doo gouverner nañu bàyyi suñu xel nañu yërëm nit ñi lépp lu ñuy def nañ ci jiital yërmandi ngeen baal ma àq kontaan naa ci li ngeen di def continuer leen ci vraiment c'est très bien lii moom a gën a lu nekk ci li may seetaan télé bi vraiment yal na leen yàlla fay ay yiw yooyu ñëpp jërë ngeen jëf ngeen baal ma àq. amiin Baye jërëjëf. jërëjëf kontaan nañu lool. wax na kon Youssou am na keneen ku la woowaat mbind mi nag yaa ma xaar loo woon. Mouhamadou la Mamadou. non Youssou laa ko ne mbind mi yaa ma xaar loo woon. sa mbind mi waaw léegi moom loo gisee ak moom mu sotti. woote waat nañ tey nee nañ mbind mi nga taxaw ci. boo gisee ak moom mu sotti monsieur Kassé dañu lay bàyyi nga wax sa xalaat ci téléphone bi nga xam ne ñu ngi koy soog a jot gis na ne daal ñun toujours dañuy ñëw rek di fay lakk te boo déggee fay lakk boo jugoon ca waxtu ba nga waree jukk wax dëgg yàlla amaan na fay lakk du am. waaw wax na aussi ne man li may wax yëpp politique la loolu la wax. waaw bon écoute xam nga ku nekk aussi ak sa dégg-dégg
loolu mënuma ko bañal moi je suis un démocrate li may wax Sénégal yëpp a ngi koy dégg ñii danañ wax lii comme na ma la waxee rek ci xam-xam ñi lañ xalaat lii xëy na Astou Khoudia moom du xalaatee noonu. Astou Khoudia ñu ngi koy nuyu bu baax kase ñu ngi koy nuyu. waaw xam nga moom daf la sopp rek yàlla moo def loolu. dëgg la waaw kon nag ku nekk aussi. dañ lay bàyyee sa xalaat ak ni nga ko gisee. c'est vrai. waaye ñun tey bu ñu fi toogee xëy na peut-être politique en partie tax ñu toog fi. dañ fi toog d'abord parce que dañ jàpp ne ay sénégalais lañ. et que lii ku mu dalul yow ci sa bopp am nga mbokk. mu dal. ba métit bi mu nekkee dafay normal. waaw xam nga tey sama maam Njool Taal mais. nga xamante ne saa su ne dama koy xalaat jàmm gën la dëkk. mbokki Abdou Aziz Tall. ma ngoog Abdou Aziz Tall man sama maam la moo tax. Njool cousine am la. dëgg la donc Njool ma nga foofu jàmm gën. waa Medina Marème ak yooyu c'est-à-dire banlieue man dama ko xam man li may wax nii du ay politique man li may wax dama ko xam. fu ma la ci wax rek dem naa fa ba dëgg fa sama tànk xam naa la fa ne. donc dama bëggoon rek ñuy bañ a fàtte li ñu nit ñi réglé ba noppi xam nga bu ñu nee politique xam nga Idrissa Diallo maire Dalifort xam nga àndul ak président de la République. deful ak moom nenn ci politique. bañ na ko ba dafa taxaw jàmmaarloog moom Khalifa la ànd. nee na Khalifa Sall la bëgg. waaw te moom am na ci droit. bu baax. waaye fii la taxaw ci télé yépp la dugg ne moom mi ngi gërëm régime Macky Sall ngir liñ ko defal ci mbënn mi loolu du man maa ko wax moom moo ko wax. bu leen neexee suba bu leen neexee suba da ngeen koy invité. koy xam nga tunga ne du teew ñuy naataal. jox naa leen piste invité leen Idrissa Diallo comme ça bu waxal leen problème mu Cité Soleil commencé ba taw ba fees. gis naa ay vidéo yu doon circulé. waa Dalifort doon ko filmé. non xam nga man soo ma gisee may fàttali. damay fàttali loo xamante ne jamono bi dañ nekk ci naqar nekk ci tiis. dëgg la donc on a tendance di focaliser suñu ay action ci li nga xamante ne. xëy na peut-être actuellement mooy les problèmes waaw les problèmes à régler mais image yi nga xamante ne suba tey bu ñu ko réglé suba kenn du ko gis image yeneen moo fi amoon yu ñu réglé te ñu war cee wax aussi ne yooyu réglé na donc ma jàpp ne xëy na man bu ma ko waxee comme man Macky Sall laa faral xëy na peut-être moom keneen dana toog am xel wala xalaat ne man politique moo tax ma koy wax xëy na Idrissa Diallo ma fàttali leen ne ñun faruñu te moom li ma wax nii moom moo ko wax ndax ba ñuy démarrer le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique agence de développement municipal di ko gérer bu la neexee aussi ngeen invité Cheikh Issa Sall. question bi am na lu mu ci war a wax lu am solo. booba dafa fekk ñu dem visite ànd ak toutes les autorités avec le premier ministre Abdoul Mbaye jour boobu Dalifort lañ dem bañ demee Dalifort Idrissa Diallo moo ñu accueillir. très bien. ci condition yoo xamante ne boo ko fekkee woon Cité Soleil di tàkk te fayul mais problème boobu aujourd'hui boo gisee ni ñu ko réglé avec un drainage gravitaire des eaux pluviales vers la mer da nga naan sant yàlla na leneen li ci topp mel nii. amiin boo tegee foofu loxo. wax nga ba wax gestion des eaux pluviales. am na ñoo xam ni boroom xam-xam ak ñeneen ak ñeneen. ñu ngi wax ne taw sax bu dee wàcc ci dëkk am na nu ñu war a préparer woo ba nga xam ne taw boobu ndox moomu daf ñuy jëriñ. dëgg la waaw est-ce que ñun am nañu loolu au Sénégal. bon xam naa ne. xëy na peut-être d'ici quelques années. li ñuy jooy taw waruñu ko jooy dañ ko war a magnifier parce que bu ñëwee xéewal la et mun na bañ a indi ay yàqute bu fekkee ne liggéey nañu ndox mi. na mu war bépp ndox xéewal la. waaw ndox mi ñuy wax ndox mu bon sax mën naa servir ci yeneen mbir. buñ ko recycler. pas ci lu ñuy jëfandikoo. waaye ci ay gàncax ak ñoom it seen. loolu yëpp ay xeetu waxtaan la mais li ma bëgg a expliquer mooy mbirum ndox moom sànq gis naa ko mi ngi Hollande lu fa problème bu fa am la parce que Hollande dafa nekk zone boo xamante ne Pays-Bas dafa bëri ay canaux ak ay fleuve ak yu nga xamante ne moo koy traversé yenn saa yi ñu jànkoonteeg yu jafe yu metti yoo xamante ne di nga yaakaar ne sax borom doole yi. du ñu mën a jànkonteeg loolu man mii doon naa ko nettali tey ci benn plateau ne leen que man fukki at ak juróom-benn jëm juróom-ñaar dund naa ko Montpellier département de l'Hérault ñaari département moo seqoon Montpellier département de l'Hérault muy Montpellier ak département du Gard Nîmes ñaari département yooyu dafa am benn fleuve bu leen doon traversé bu tudd le Lez ci digg bi am benn ville bu ñuy wax Castelnau-le-Lez Lez bi bu mësaan mer
day sotti gauche droite. ñun dëkkoon nañ ci ay jamono. maa ngi wax sous le contrôle de Yaara Diagne sama xarit suma doomu ndey nga xam ne ñoo. dafa doon lépp foofu sama camarade de promotion la. ñu dëkkoon Richter. waaye dañ daan toog mu inondé ba du ñu am fu ñu aw. inondé tooy xepp mais mu amoon fa débat bu metti parce que le maire Georges Frêche dafa ne woon autant zone bi c'est une zone inondable université Sciences Éco dama koy jëlee rue de l'université indi ko Richter par force débat bi nekk un débat entre moom Raymond Dugrand les géographes ñuy wax di wax mais mujj gi fa la ko implanté peut-être nag avec beaucoup de tact et aussi de mesures d'accompagnement yoo xamante ne dafay wane ne restructuration c'est possible jamono yi fa ñuy wax noonu nekk dara possible fa mais dafa laaj ay jumtuwaay dafa laaj ay moyens tey dafa am benn problème boo xamante ne dafa may tiis personnellement parce que jaar naa SNHLM tey yàggul dara waaw tey xam nga Kër Massar bu ñu ko tuddee rek suñu xel daf ciy dem mais foofu président doon tudd mooy diggante unité yi nekk Kër Massar ak Camille Basse ak zone boobu noonu am na zone bu haute am na zone bu basse mais xam nga problème bi moom mooy dafa am réseau primaire ak réseau secondaire généralement le promoteur moom mooy assurer réseau secondaire bi mooy maanaam li nga xamante ne moo ëmb lotissement bi maanaam yow mi nga xamante ne boo tuuree say ndox fa muy sotteeku ci réseau bi ba génn lotissement bi bu boobaa nag après réseau primaire bee koy jël te réseau primaire bi ONAS lay doon wala bu dee ndox SONES lay doon wala bu dee ñeneen ñi. li may wax la sànq ci mbënn mi ne chaîne la. benn chaîne la boo xam ne benn du ci dem bàyyi morom. mi ngi noonu voilà exactement. man Eva fi ma bëgg a duggee mooy. waaw que nañu fàttaliku li nekk ci ginnaaw te war a ñëw. ndaxte lu nekk da nga koy sóoraale ci bi mu jotee ëllëg du añ du reer mais dafa jar a tibbal ndab. dañoo nekk ci di waajal ubbite école. suñu doom yi toogoon lu mat ñeent ba juróomi weer yoo xam ne daanaka jànguñu. école yi di waaj a ubbi yenn école yi amatuñu woon benn toppatoo ndox mi ñëwaat nanguwaat kër yenn yi nangu école yi fépp inondé bu ñu bëggee jëlaat yenn nit yi bëgg leen a yóbbuwaat ci école yi parce que looloo fi yàgg xewaat. te mbënn mi dafa am yu baree bari yu muy dajale yoo xamante ne ña ko war a yëg duñu ko yëg mais ma ngay gaañ ay njaboot yoo xam ne seen yoon nekku ci woon parce que yow ñàkk nga sa kër pour commencer benn ñàkk nga sa dund ñàkk nga sa ay meubles yoo xamante ne amoo fenn foo ko jooyee su paasee yow yaay demaat yow néew ji doole ji di dajale te li ma daan wax rek laay wax ku yuut muy te boo waccoo dee te ku la abal cin faaw mu déglu saw xooñin dañ leen a dénk donc faaw ñu laaj leen nga wëlbati ko yow loolu yëpp nga bëgg yow nga daan taaba di benn ñaar dërëm jenn jigéen ñi ci natt lañ teggee lañ jëndee seeni meuble nga bëgg a delluwaat bëgg a demaat ci loolu banque bi la lebaloon xamul ndax sa kër dafa inondé wala déet da nga koy fay par force ci li nga doon commerce. bu dee weer juróomi junni faaw di nga ko jot. da nga ko koy fay am na ñoo xamante ne la ñu demoon lebi ko doon ca jaay. ndox ma yóbbu na marchandise moom wala yàq na ko ba dootuñu gis ku ne bii ñaata. ñu wëlbati ko bu ñu leen dajalee fenn xale ndawalu bormon la lu mu duuf ratax xale yi mënuñu xam fa ñu war a yem jamonoy feebar lañ nekk xanaa kenn xalaatut a dajale nit ñi moom laa yaakaar. ndax li may wax rek wax naa ko démb dama koy waxaat tey ku sa yàppum bopp réer da ngay làmb sam kaang nit ñi tal nañ leneen lu dul ndaje boo leen dajalee xale yu ndaw ya dinañ leen fas tonton saay-saayee mbënd mañ leen fi dajale woon ñu ci bari ñibbi waale nañ ay ëmb koy fàttaliku démb rek jot naa ci famille boo xamante ne ni ñoo tukkal sama àdduna ba samay nelaw neexul ndax yóbbu sa ñetti doom ñëpp ëmb moom kenn mësul gis loolu lan la te ba nga ni xamoo ñuy bàyyi doom ya wala boo ko xamee ñi ma woo dem teg leen loxo te mbënd na leen ko teg nga boole ci say bagage jaxasoo fa sa borom kër labatee fa keneen ndax mbënn ma la gis ñii di summeeku ci kanam ñii di sangu ji ñii di lii labat bi moom du ma ko mën a muñ ko labat bi moom Mouhamadou nee na mënul muñ loolu moom après caméra dama koy songu xeer mais li ma mi wax ni c'est xam nga li ma mi maanaam mi ngi la bëgg a wax ne mbir moo gis moom day jur ay dégâts li muy gis nii maa ngi gis parce que ñun ñëpp mbokkum Sénégal lañ c'est vrai loo fi wokk rek ci sa bopp rek xuri nga keneen ñun ñëpp ci bokk yem waaw mais su fekkee nag su ko defee nag président démb dégg nañ ko mu ni day génne 10 milliards ba séddale ko lii fii la jëm ba 3 milliards yi da ciy dimbali ñi nga xam ne dañ ci looroom ñoom seen est-ce que xaalis boobu tamit dina dem fa mu war a dem est-ce que dina am contrôle ba ca war parce que
loolu peut-être Ndoye Bane mën na leen xam keneen xam yi xam fii Sénégal dafa doy waar. waaw dëgg la. est-ce que ñette war a jot dinañ ci jot. ceeb bi passé woon rek y a eu des bobos parce que am na ñuy wax ne ceeb bi demul fa mu war a dem. ñaaw njortu yàqul dara. ñaaw njortu moom day tax ka war a séddale mu góorgóorlu rek waaw. parce que man mbaa du liñ naan buñ la séddee ci yenn xeetu ndab yi na nga fexe ba bu ca lekk. ma ngi noonu. donc dañuy rafet njort rek ne. la war a ña ca war a jot ca lépp danañ ca jot incha allah rabbi. xam nga li tax ma koy wax c'est parce que man lu ma wax rek su ma ci amee expérience dama naan am naa ci expérience. 2009 dafa fekk ma nekk directeur technique bu fonds de solidarité nationale. Marème Sey Mbeng administrateur civil jiite ko nekk sama kilifa. ñu nekk ci ministère de la femme de la famille et de la solidarité nationale. ñu déclenché plan Orsec bi ñu déclenché plan Orsec ñu jox ñu le groupe opérationnel parce que plan Orsec day am ay groupe opérationnel groupe technique yi ñooy dem di xooli pompage yeeg ñoomin seen mais dafa am ay groupe yoo xamante ne comme ni ko président waxee démb ci 3 milliards yi am na ñoo xamante ne ñoom ñooy gérer wàllu waa social bi parce que xam nga tey jii nii boo bëggee boole nit ki nekk dans la détresse maanaam ñàkk ay meuble la mu jëndoon ci ration des ca ndox ma wëlbatiku boole ci bala nga koo yóbbu fenn xanaa sax di nga ko jàppale lu mu toggee ceeb mbaa mbaa dara daal loo xamante ne dina ci mën a jàpp parce que urgence la ñu nekk te ci biir urgence bala ngay nekk di wax ay situation durable foog nga gérer aussi situation bii toog nii loolu moom mooy voilà loolu mooy may nit ñi aussi autonomie ak dal boo xamante ne xëy na sax dinañ mën a expliquer seen problème wala ñu mën ko dund wala ñu mën a envisager wala ñu mën a recenser et tout ça donc foofu aussi dañuy wax ne lu jafe la distribuer lu jafe la mais man fekkee naa ko en tout cas même jamono boobu nga xamante ne li ñuy distribuer gënoon naa néew mbir mi xëy na gënoon naa jafe mais terewul toujours rek ñu am yërmande ñoo nekk autour de ça di ko def te ay sénégalais lañ aussi. te jàpp ma ne loolu noonu intéressé na jàpp am nañ ci benn intérêt man en tout cas li ma ci jot dund bopp. après nag xëy na peut-être ci biir procédure yi mën na am ay jafe-jafe mën na am ay problème loolu yëpp mën naa ne mais man li may jàpp rek moom mooy pour mën a expliquer sénégalais yi enveloppe 10 milliards bu amee ñu nekk ci plan Orsec mooy maanaam il faut que ñu dem guerre ak ndox mi tout de suite ngacc def li ñu mën lépp parce que bu fekkee ne nit dafa yor super génne ay boolam génne ay marmitam di ngacc bu amee plan Orsec nga indil ko ay pompe ñu dindi ko jàppale nga ko ci urgence bi. tegal loxo ci urgence boobu ñu dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum allo mbokk mi ñuy woo madame Ndour dafa mel ni kooku dem na waaye boo mënee dugal keneen parce que xam naa ne ñi nekk ci ligne bi bare nañu bëgg jot monsieur Mamadou Kassé. waaw allo. ah salaamaaleykum. allo. allo boo mënee wàññi sa poste téléviseur nga wàññi ko jàkkaarloog ñun wàññil télé bi allo allo. allo oui. waaw wàññil sa télé bi ngay wàññi. allo. allo. waaw wàññi naa ko. très bien jërëjëf ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi leen di nuyu yéen waa plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay bu baax. waaw di leen ziar bu baax. jërëjëf. waaw di rafetlu waxtaan bi. ndax inondation daf ñu intéressé. ndax ñun depuis 99 Diamaguène Sicap Mbao mu ngi ci inondation bu metti. dëgg la. allo. 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 allo ñu waxal ñu ngi dégg lépp. ñu ngi dégg lépp baax na. bi président Macky Sall li ñëwee. taxawal programme am bi sawaay di wax café. waaw. ñun suñu côté banlieue bi daf fi tegoon benn programme bu ñuy wax PIS Pikine Irrégulier Sud defoon ci ay milliards. waaw. première phase bi jàlloon. waaw mu nekkoon nag lu réussir mu def nag deuxième phase bi. deuxième phase nag depuis 2016 ba léegi ñoo ngi toog di xaar moom moo tax sax daanaka liggéey bu bari boo xamante ne def na ko. deuxième phase bi moo tax feeñagut tey bu ko defoon rek mun naa ne daanaka fu ñu naan dex meew. ba Fass Mbao. côté boobu yëpp inondation dina fa jeex. dëgg la. mais le problème mooy que ni deuxième phase bi nga xamante ne depuis 2016 dafa taxaw te xamuñu lu tax xamuñu lan moo ko téye. ñu bëggoon
jaarale ko ci seen télé bi xamal président na ko PUS 2 tant que ñëwul banlieue bi. li fi nekk du fi gaaw a jug. am na nag parti boo xam ne franchement comme ni ko sa waa ji waxee kase moom daan nañ sonn trop. daan ne dañ daan toog ay rii yoo xam ne at kenn du fa jaar. mais nag bañ defaree programme ba foofu amatul toq ndox bu ndox bi ñëwee day dugg ci canal yi. alhamdulilah dafa am parti boo xam ne dafa des. dëgg la parti boobu lañ bëgg nag lu sa waay mën ba dekkal booba. mu jéem ko def. incha allah ndax loolu rek moo ñu mën a sauver ci inondation bi ñun commune yu Diamaguène Sicap Mbao ak commune yu Diamaguène Diacksao. très bien di leen nuyu baax di leen ziar. kontaan di leen wax ne nag waaw di leen wax ne nag li nga xamante ne président allo li nga xamante ne président fas yéene na koo génne. ngir jàppale ko askan wi. na xam ne bii passé même ci wàllu ni nga ko waxatee mbas mi la plupart ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci ñoo ko soxla jotuñu si parce que organisation maanaam Sénégal organisation tappale yi wër. président day def effort mais bu génnee li mu war a génne pour mu topp circuit bi ba egg ci ko ko soxla. foofu la ñuy briser mbir mi. te loolu ay organisation yoo xamante ne. ci chef de quartier yi lay commencé yenn association yi mairie yi conseil chaque jour ñoo gis nga 7 milliards yi séddoo nañ ko bu yàgg ñi ko war a jot jotaguñ ci mais jeex na parce que ña jotoon ceeb ba ñoo koy jotaat moom nag dafa war a ut ñu ko wàccal ci terrain bi xool parce que man mii di wax ak yow rek waaw moom laa jàpp bind nañu 800 personnes yoo xam ne ci commune Diamaguène Sicap Mbao jotuñu dara te ñoo gën a soxla wàllu ndimbal mi ñu bëgg nag li nga xamante ne da ko nar a dimbalee doomu aadama yi ay nit yu wàcc communes yi xool ñi ko soxla ñu dimbalee di leen nuyu di leen ziar. di ko wax nag suñu PUS 2 bi ñor nañu lool tant que defaru ko banlieue bi du pare te la mu def ci banlieue bi ñun xam nañ ko. mais nag na ko eggali. su ko eggalee rek incha allah jàmm dana am. jërëjëf baax jërëjëf. waaw ñun ñi tam bu ñu nekkee ci mbedd yi bokk na ci li ñuy dégg ci ay jëw ndax kilifa boo gis dañ koy jëw boo demee léegi sa bërëb ba nga nekk dana am Eva bu nekk ca couloir yi di wax yoo xam ne daf ci am solo waaye toujours wax jii day ñëwaat commencé nañu waaye tàmbaliwu àggaliwuñu ko commencé nañu àggaliwuñu ko boobu tamit problème la parce que da ngay jël xaalis investir ko ci chargé ña nga war a chargé pour ñu defar ko buñ ko àggaliwulee problème day daal di am. man day wax dëgg yàlla. damay rafetlu dugg yu mel nii parce que yenn saa yi nag bu ñu tollee ci situation yi boo amee yenn jam-jam yi li ma doon wax ne démocratie la rek boo amee yenn jam-jam yoo xamante ne yaakaar nga ne xëy na ça t'est pas favorable nga dégg loo xamante ne moom it dana mel ne waaw góor. yoo xamante ne nii boo ci xuusee da nga mën a continuer ca la nga doon def. maanaam ndam demul ndam dikkul. waaw mais mooy li ma wax rek mooy maanaam gis nga quelquefois. problème priorisation la ñuy am. lépp nag du boole dajale lépp du boole mate. ba tax na xëy na da nga naan ma defar fii bu ma noppee dem mosal ñee tuuti parce que boo yoree njaboot doo ne rek. ma defar asu xuja ba mu baax ma bàyyi aja as loolu mën a nekk da ngay mosal asu xuja njaboote ni mel njaboote ni mel nag dafa xaw a metti njaboote tamit dafa jafe te noonu la ñu war a comprendre président ay arbitrage la dëkkee bu xëyee suba dañ koy tegal saamal ko problème yëpp ci kanamam ne ko problème yi nag ñi ngi nii yoroo lu ko lijjanti waaye fii la toll bu ko defee mook sëñ Abdoulaye Daouda Diallo ñu toog ak xëy na Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ne xëy na peut-être bu ñu daggee fii bu ñu defee nii te loolooy arbitrage. c'est hyper important nit ñi xam ne noonu la njabootee mais gëm naa ne en tout cas daal lii mu wax nii moom waaw góor la te bëgg naa mu am oreille attentive. parce que bu ñu defee tuuti rek régler problème bépp. ça veut dire que tamit bu ñu bàyyee tuuti rek la nga defoon yàqu. dëgg la waaw parce que loolu aussi jar nay. mais Parcelles Assainies jar nay bàyyi les Parcelles Assainies da ngay dégg assainissement ci biir mais Parcelles Assainies yi Sicap la bokk wala HLM wala fu mu bokk moom parce que tout le temps ñoom dañuy am ay problème non foo déggee Parcelles Assainies généralement c'est rattaché à HLM. HLM moo doon def système Parcelles Assainies parce que bi Banque mondiale financé Parcelles Assainies yu njëkk ya bay programme bi di TER SNHLM la ñu dénk bouclage du programme bi donc moo ko yoroon moo continuer en fait di jox parce que y avait une forte demande coopérative lañ doon laaj ay parcelles. donc mu def système di leen jox ay parcelles. mais sànq jot naa ci junj
logiquement Parcelles Assainies la oui. parce que danañ def étude bi ci assainissement bi yëpp. yenn saa yi sax marché ya ca aajowoo nit ñi danañ dem ba laaj avance. mais problème mooy boo defee réseau primaire secondaire yi te mënoo branché wu ci réseau primaire bi ça peut poser des problèmes quelquefois aussi tant que branchement boobu amul la nga yor aussi day mujj nekk loo xamante ne rek ci terrassement ba nga yem c'est-à-dire fii day sotti fii fële di sotti fële di sotti fële loolu mooy problème te nit ñi aussi yenn saa yi c'est seen droit la c'est légitime ñu dugg bu ñu fay seen xaalis aussi dañuy bëgg yàkkamtee téye seen parcelle pour tabax te benn moment aussi pression wu épargne bi day nekk de telle sorte que nu mu mel rek da nga naan ma très bien li ngeen ma ñëw ci yow man fi may dellu si waat mooy que fii waa ji wax sànq waaw te monsieur Kassé laal na ko xam nga am yàq dafa fonkul ak ñàkk am yàq fonkul am ñàkk déedéet te benn bëñ dafay fonk te weex maanaam ci gàttal nga am léegi yàq léegi du la fankal ak ñàkk xam nga li nga am nga ne yow da nga nekk en voie de développement tout si nga am nga jot ko def fenn waaw loolu moo nekkoon suñu problème moom lañ doon jooy démb waaw mooy que dañuy tàmbali fenn bañ ne wiiw foofoo ngi dem ñu ne ko tegg dem tàmbali feneen la ñu jotoon a def fee yàqu na parce que bu ñu dellu si waatee fekk lu ca war ta dugg ca la ñu tàmbali fee moom it bu dikkee foofa solum ndox kon kañ la ñuy dem beneen bi ci topp mooy nga wax sànq waa ji wax na ko nga waxaat ko jooy bi mooy que ñañu war a dimbali ñoom ña ngay jooy la ma fi waxoon benn waaye ne ko man ñi jiite ñenn nit ñi yàlla may barke ñi ñuy wax borom barke yi du may bëgg ñu teew ci sama dëjub mbokk bu amul doole dégguma la de ñi ñuy woy borom barke dama bëgg ñu teew ci sama dëjub mbokk ba amul doole bu ñu amee moom kóllëre dañuy ñëw jël micro ba salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal ma man sax wax ji waruma ci woon a wax waaye képp ku bokk ci famille bi bul sonn dinaa yor monsieur Kassé di nga yóbbaale lii yor doom yi yor ñëpp parce que tey njaboot gi dinaa leen fayal bañ ami diplôme ñi ci mat a liggéey dinaa leen jël ci sama société ñëpp dégg la ki Mami Diop mi amoon saakus ceebam nga xam ne moom day yuut muy të bu wajjoo diyee waroon a jënd saako ceeb 19000 ñëw jàppalee ko famille bi danaan sama 19000 bi naa ko yóbbu kër Amadou yàlla mbaa ma dem jaale jee ko cil maxa kilifa gi nee na dana ko def su ko defee nag yow kilifa googu keroog la waa kër googu di mujjee jot subhanallah dootuñu la dégg dootuñu la gisati ñaaw na gis nga ndimbal lii su génnee waaw ñi ci war a jot seenu fit day dem parce que baatum ndimbal bu jógee ka ca war a am moom xam na ne war na ci am ñi ci dëkk xam nañ ne war nañ ca am mais yéexaay bi muy yéex rek balaa yegg ci ñoom te wax naa ne kuy fóotal ku rafle doon naal da ngay sëpp seppi wekk ci ligne gi ba xam sàngee ginnaaw la daloon doguma la xam nga bi taw bi keroog bi mu kiyee merci maa ngi la koy wax keroog kilifa yi kër gi fii nii kilifa yi dañ ma woo suba teel fajar ne ma jógal jox ma caméra jox ma oto ne ma ayta ma xuus ci ndox mi dem xar yàlla gis fa kër goo xam ni xam naa ne miyaa yor na image yi madame Ndour kër ga lépp a daanu xaw ma ndax dégg nga fa turam déet kër ga lépp a daanu ba pare ab sëtam dee ci biir ndox mi miir bi daanul ci ndox mais ndox mee ko kii bi président yi wax démb ci laa toog ba yegg ma ne leen mais président yi dañuy am information de président bi li mu wax par exemple ñi ci dee ñi xam ne miir yee daanu seen kaw ñi nga xam ne ndox mee de man maa dem ba ca kër ga toog ak paa ba wax ak moom paa bi mi ngi xaar yàlla gi ñu koy jaale sëtam boobu bu baax ñu koy jox suñuy dimbali buñ ko fàtte d'accord soxla nag dund ak yooyu mais li mu gën a soxla mooy ku ko tabaxaatal këram googu jaabante ba bari woon na fa lool a ndeysaan geek loolu réglé wul problème bi li président bi wax démb moo koy réglé su fekkee dina egg ci ñoom jox leen ciment ak fer ñu te wax mais mooy laajte bi ma waroon laajte te sax soxna mi da ci d'accord ku nekk ci mbënn ceeb bi lay soxla wala dëkkuwaay bi lay soxla bu immédiat bu muy dëkk c'était xam nga boo xaymaa processus bi ñaar yëpp la parce que comme je dis dafa am urgence il faut parer au plus pressé gis nga plan Orsec ñun créé wuñ ko boo demee dans le dispositif français wala européen foo dem rek plan Orsec am na mooy situation boo xamante ne nit ñi xamatuñu comme li tubaab di wax donner de la tête SOS taxaw donc ci saasiya faaw que ñu jël ay mesures urgentes ñëpp taxaw ndimbal yi taxaw jàppale yi taxaw ba nga xamante ne maanaam li ñuy wolof di wax ay taxaw nga am ay taxaw loolu actuellement mooy organisation wu secours yi moo tax dem boo gisee sapeur pompier te nag suñu homme de tenue war nañ leen doolu jox c'est pas pour rien que situation yu mel nii ñoom ñooy taxaw au devant li ci ëpp ci pompage bi ñoom la li ci ëpp ci curage bi ñoom la li ci ëpp ñoom opération yi ñoom ñooy nekk sur place
tey jii nii bu ñu waree distribuer ay ceeb di nga gis armée bi dina génne ay otoom ñëpp def ay moyens daal ñu organiser lépp ba nga xamante ne li ci en tout cas li ci gën liñ ci digle te liñ ciy xaar mooy mu gaaw jub te yemb. loolu la soxna wax te gaaw jub yemb. non loolu noonu la war a demee. mënoon nañ ko sax tuddee gaaw jub yemb. mu ngi ñëw. gaaw jub yomb moom gën na gaaw jub yomb. wareef boo xam ne ñun ñi jàpp luñ ko xam. gaaw jub yomb waaw. xam nga G buñ ko doon abrégé kii naka lañ koy waxatee. plan gu jub plan la PL PG. waaw naka. gaaw jub yomb rek. PGD naka. donc xam nga nañu xool nuñ ko. mais en tout cas daal li ma mën a wax rek mooy lenn. waaw te loolu lay d'accord aussi ci li nga xamante ne noonu la ko soxna Mamy indee. waaw. mooy man dama koy jàppee ne mbay rek. gis nga tey boo demee yor sa arène war koo suul tey da nga xaar bàq bi tooy. bu bàq bi tooyee di nga dugal boo paree di nga raadu di nga bayaat. bon boo bayaatee bala ngaa ñëw di nga bàyyi ba mu tóortóor nga jaaraat xam boo jaaraat boo raadoo bayaat bés booy deqi di nga am arène ju baax waaye dana xaarub diir lu ci ne rek ak àpp ba boo bëggee raadu te raadu jotul wala nga bëgg a deqi te deqi jotul bu boobaa aussi problème mën naa am boo ñëwee aussi fekk ne sa jiw benn bërigo nga yor nga dem song ay hectares yoo xamante ne juróom benn bëri goo koy def loolu tamit. moom dabe la de ci agriculture. xam na li xew ci dëkk yow non parce que man surtout alaaji dama di sare la quand même moo daan ki daan bay aareen nga xamante ne moo ëppale woon ci Kajoor kooku loolu kenn du ko wax. yóbbante boo xamante ne. waaw yóbbante la mais lu tiis la. ayca ndax ndegam ña ca walandoo ba ñoo daanu ci teen bi mbes maa ña ca pind ba. fu mel ne centre Talibou Dabo. dëgg la 12 mois yëpp presque ñoom dañuy amum ndox. rawatina ci bunt bi. ñu yor seen ñaari tànk di jooy problème ñoom fu ñu jaar ba dem ñoom ñi nga xam ne yàlla dafa am lu mu leen teg ñuy ay way laago ñu di leen delloo njukkal ndax ay handicapable lanu ndax ña ngay jéem di débrouiller di dem di ñëw. dëgg la bu ñu jubee foofu dañuy am problème nu ñuy def ba traversé ba dugg ci centre bi. bu tayee miir daanu bu subaa ndox mi wal ci biir te xale yi fa nekk déjà yor leen rek coono la. mag ñi fa war di xëy di dem fa rek coono la. ñooñu ñoo gën a soxla ndimbal day mel ne dañ leen di fàtt. Mamy da ngay jàkkaarloog sa caméra. wax ko solennellement parce que gis nga dëkk bi dama leen di wax dañuy wax état. waaye yàlla dafa def ñoo xam ne. macha allah yàlla mën na leen gan. te fu nu déggee wax bu am fu la ñu faydaal ko. effectivement wax ko ñu dimbali xale yi nekk centre Talibou Dabo. Eva wax ko ca kaw. réew mi mooma du fi lekk xaalisu borom barke yenn yi. am na ñoo xam ne bu ñu summeekoo ba dese suwet maa la seenum xel dem ci lu baax bu ñu yeewu ba solaat seen yëre fàtte nañ ko. mais jarul ñu di leen mere ndax alalu béyti maan lañ yor grand théâtre Sorano. duñ xuloo mukk ak 100 francs ndax du dem grand théâtre 10 000 rek kay jooy ci seen wet. waaye nag boo takkoo ba tekki da ngay tekkil say bokk lu ko mooy bu say bokk takkoo ba tekki teggi la réew mi am na fi ñu sonn waaye am na fi ñoo xam ne ci alalu waa réew mi la ñu dundee ndax ba ngay judd indi woo dara. te booy faatu doo yóbbu dara. kon la nga yor séddoo ko ak jaami yàlla yi kenn judduwul pour ñaan te benn baaraam bu ñu tàllal ab joxoñ la waaye juróomi ñu tàllal yu nekk dimbali ma la Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sëriñ bu baax ba ne woon dara gënta diis aw doj lu dul xolub dajalekatu alal su ma ko xëyee di wut lu mu ca dolli di dégg dimbali ma ju jóge ca xolub ba kam jóge tamit dëgg waaye du ca jéem dara mu ne lu gën a yaatu ndoxum géej mu ne xanaa doylu ndax suba goo xëyee ca tuut sa nga am yaa nga cay kii mu ne man Abdou diggante jàpp ak bàyyi loo fa seen du man dama naan nikk wala ma bàyyi jàpp leen seenum réew ndax amu leen lu ko gën te alal ji ngeen yor yàgg di ngeen dem bàyyi ko fi te ñu koy xëccoo ci boîte de nuit lañ koy yóbbu wala fu naqari suñ borom luñ ca def du may fekk leen yombal xëy macha allah mais soxna Eva kii moom boo pare ma abal la danga ma koy abal ma bañ ma ëmb ko diggante cilmaxa ma kër ma jóob jëmb ñaaxeen di ko wat gone na kaw bu mën a toog nii nag ñu sama dëkk dama delloo ni bala galig laa la jëmee yow bala muy tàggoo nag waaw ndax waxtu bi jot politiquement gis naa benn leader politique bu leen attaqué démb ak tay attaque yi sax sap moom bu fa dugg lu neex dégg naa ko mu taxé leen mafiage du pompage ci 750 milliards ku waxati wax ju rëy jooju ci suba tamit dégg naa ko ba mu ni dégg naa mu wax ba ni ay dëmm lañu. waaw dégg na dëmm la wax carrément nee na ay dëmm lañu. dañu dinañ lekk xaalis bi maanaam daal dëmm daal mooy lekk xaw ma daal nu ñu ko waxee noonu. wax na daal ba wax tudd maanaam yenn xeetu këf yi. yenn
xayatu foqale yeeg yenn fekk lekk yi dëm ma koy def ba pare wax ni ma waaw ba pare taxi leen de mafiage di pompage loolu nag xaw ma noo koy léegi tàggatool xam nga man moom loolu garaaw na de waa ji du ma jàpp fi ma jàpp ci émission ba fii waaw di ko yàq man damaa dëkk Tamba ba pare sama yaay dëkk Kajoor may ajoor bu baax a baax boo xamante ne nii fu ñu fekkee lu ñaaw rek bu fekkee ne yàlla may na ñu fekk ko parce que ñun suñu ko xamee suñu ko njortee duñ ko fekkee waaye bu ñu ko fekkee lañ ca mën a rafetal dañ koy rafetal dama jàpp ne kujje gi njabootu président la président de la République boo xësee ba dégg da ngaa njabootee ñëpp da ngaa njabootee nguur gi njabootee kujje gi njabootee ñi nga àndal njabootee ñi la kontar lay neex di la naqari tontu ko ragal la rek waaw déedéet man ku ma xam ne non dama ne loolu wax jooju dafa rëy yow ku la ko waxoon nga xeex mais xam nga day fekk naan ay dëmmale waaw day fekk gis nga mbër mu ndaw waaw boo demee làmb ja mbër mu ndaw bu la nee yóot saaga waaw nga wëlbatiku xool sa doole la ngay def mooy ree ndax day fekk xajoo ci moom kon dama ne mbir mi du ragal poids yee bokkul tontu rek lay def poids yi ñoo bokkul léegi tàggatool nag léegi xam nga dañoo demoon xare waaw bañ demee xare sénégalais yi wax nañ ka nga xamante ne moom la ñu tànn te bañ koy tànn dañu ne ñaari coup du am benn coup lañ koy ña ca des ñëpp na ca ginnaaw boo nee ci ginnaaw wax jee lay dese léegi tàggatool nag léegi jóge nañ kuur maa ngi tàggatoo léegi xamoon naa ne Ndoye Bane di nga ma wax loo ko tey li ma li rek laa wax maa ngi sant bu baax maa ngi nuyu waa Tamba yoo xam nga ne faaw moom bala ma xuus fi mu ne nii nuyu waa Tamba sama dëkk boobu nuyu nañu sax Djibi Dramé waaw Djibi Dramé sama frère la ay baaxam ak yu baax yi mu génnee mook maman chérie wallaay gis parce que boo nee Djibi Dramé foog nga boole ci maman chérie wareef nag daa war a am ay way léeg-léeg su demee bay tàggoo gis nga li Djibi Dramé def pourtant Djibi da daan jékki-jékki rek tël buntu bi dugg wareef dafa war a am ay leket ay bool affaire yooyu fee bi ñu kii ñu xumbal mi yaa wóor na ma ni xeelu na la non man moom xam nga bu ma génnee ci lii bu ma nuyoo su koy Dramé ak Aïda Diba rek ñëpp dinañ xam ne te muy dëgg nuyu naa waa Tamba yëpp dëgg la macha allah léegi nag li may wax mooy ma dellu si vraiment ci mbënd mi dëgg la di wax ne démb sentir naa ci sunu kilifa mi nga xamante ne moo nu yilif ñun ñëpp compassion ni ko tubaab bi di waxee mooy maanaam wax dëgg yàlla yëg na ne am na wetu dëkk bi boo xamante ne yëngu na te am na sax lu mu junj ne dana fa dem ci ginnaaw masawu leen mu seeti leen xoolal boppam aussi ay mbir yoo xamante ne faaw mu gisal ko boppam ngir mu mën koo saafara yaakaar naa aussi ne décision yi mu jël muy plan Orsec bi ak ni mu ko tasee 3 milliards yi fii ak 7 milliards yi fële mooy dégg na ne que fi mu ne nii ay soxla yu jàmp taxaw na te ci jàmpaay boobu noonu la ko mënoon lijjante ak outils yi mu yor waaye terewul mu fàttali ne la nga xamante ne moom la jëloon comme yoon 2012 ba tey mooy tabax loo xamante ne nii luy mucc ayib lay doon ba dina tax suba dana fi bàyyi aw way ci wàll woowu muy plan décennal de lutte contre les inondations mi ngi ci am na ñuy wax naan waaw ba mu créé Emrase yi waroon na ko bàyyi tout ça mais loolu dañ koy bàyyee ci xalaatu boppam gis-gisu boppam waaye daal inondation yi jàpp naa ne bokk na ci ñeenti régime yi fi aw ci ñi nga xamante ne gën nañ cee góob. très bien jërëjëf en tout cas bu fekkee hémorragie yi bokk na ci ñi doon soigner hémorragie yi waru fi woon jóge bu dellu see itam mu gën a baax rek. loolu rek la ñuy ñaan di félicité bu baax a baax monsieur Kassé di ko félicité. di tàggu ñëpp rek di wax rek 3 milliards yooyu ñu jox néew di doole yi nga xam dañoo loru. ci mbënd mi nañ koo jox ña ko war a jox mais daal sama góor gee nga xam ne fa laa demoon reportage ca xaar yàlla. ñor na ma lool. na ko état bi defar fi mu nekk waaw nañ defar fi mu nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi feneen te debuguma fa. war na maa duggaat ci dëkk bi pour xool. pour identifier mais suñ demee ba ci kanam nag man tam fa ma jaaroo dinaa fa jaaraat. xool ba xam ñooñu jot nañ ci ndimbalem yi di am déet suñ jotee ci ndimbal yi dinañ ko génne. wane avant et après. voilà loolu moom lu jara kii la. très bien waaw na ñëpp am jàmm. jërëjëf Ndoye Bane sañse nga tey moom. rafle jugul ndaanaan. monsieur Kassé ñu ngi lay remercier famille professeur Kassé yëpp macha allah. di nuyu suñu doom Assou Khoudia ñoom Adja yal na yàlla defal leen jàmm. def leen mag di nuyu itam suñu yaay yaa Sagar Sall. moom itam ndax suñu yaayu bopp la. kooku sama yaayu bopp la d'abord de waaw macha allah Moustapha Guèye nu ngi koy nuyu di ko sargal
sargal ñaanal ko yàlla gudd fan bu ànd ak wér magi Fat Bintou boobu yaay ci Fat Bintou Diop mi ci biir kër gi itam macha allah remercier naa Ngone May Boutique ma nga nekk ci 77 547 24 26 May Boutique merci à toi mami wallaay xanaa yow itam sa mbub mi rafet na mi yaa faw ñu boole ci lii xam nga booy jàkkaarloo ku la nar a nguufaan takk ci saaku yóbbu loo sol baax na te fi mu ne lii ma ko defal nii dama ko koy yombalal boobu bi lay xëcc mu dugg ci biir rek mu takk tànk yi gàll très bien waaye nag dina yab client bu amul arrêt bañ koy yàqale inchallah delluwaat rek comme moo tudd Cilmaxa di jaalewaat sama baay boobu Abdourahmane Diop di woon Serigne Cilmaxa wax dëgg yàlla am papa yàlla na nga xeppee aljana baay bu uufoon njaboot gi yëpp waaye sunu baay bi Amadou Bator Diop papa bàyyi woonu benn yoon ñu wéet ndaxte ba mu de papa demee ba tey yow itam yaa ngi taxaw ak di xool rek nu ñuy taxawalaatee Serigne Cilmaxa dimanche la woote ba na ci njabootuk saa xewar Fatma gi yëpp teew ba Serigne Mbacké dina ñëw rek dina ñëw incha allah delluwaat di wax ne li nga wax sànq président wàccal ak say tànk nga dem fekk ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe waaw góor taxul kenn di ngóora ba buntu kër góorom bu 9 mois ñu samp fa bâche naan ayoon nen ne waaye dina jàppale ngóor ci góoraam ba mu nee nga dem takki soxna bu ñu la jiitalee nekk ci métit geesu gis la dañuy xam ne woyof na jarul folklore jarul taxaw di tàcc bu ñu sol marron ro kii demal seeti leen dañoo nekk ci ay jafe-jafe ajaratu Mariam interpellé naa la démb gis naa ne xaw nga yaa ngi commencé doob dàbbalil parce que bu la réew mi di woowee yaay du caaxaan ku ci nekk bàyyi nga sa yaay sa kër te koo jëndee sa yaay ko gën nañ la gisee nga taxaw a tax ñu di la ko woowee di waxaat waa Sénégal kenn gënu leen Malick Sylla fële ca Yoff moo ñëw yëre bi di santaat di gërëmaan ñëpp ba suba ak jàmm soxna Mia Ndour ak équipe am ñu ngi leen di remercier bu baax a baax kontaan lool ci ñoom oustaz Maud Fall mi ngi ñuy seetaan fële ca France du dara moom daw na dellu kon ñu ngi koy nuyu ak mboolem ku toog ak moom ak waa France yëpp fu jigéen mën a nekk fu góor mën a nekk di sénégalais nekk à travers le monde entier di seetaan TFM ñu ngi koy nuyu di ko sargal Mia Ndour yow itam dañ lay wax merci beaucoup ndax yaa ngi jàpp Théo Baye ci liggéey bi Alioune Diagne jërëjëf am ñu ngi koy nuyu Babacar Bey Wareef et toute une équipe macha allah ñun ngeen di seen mais ña nekk ca gannaaw wax dëgg yàlla ñoo ëpp sax waaye nag Ndiaga Ndour moom bu xëyee dugg ci plateau bi dafa mel ni léppay normal dafa war di xëy di fi dugg dafay gën a baax loolu mooy li ma koy wax te bu ma ko rombee ne ko bonjour directeur kon bokk ñu ngi leen di jox daje suba incha allah ci kàttanu sunu borom lu dul baax a ko gën yàlla na nu yàlla may dégg ak topp te indi jàmm ju bare ci Sénégal jox ko suñu kilifa yi ñu sedd nañu ko incha allahu taala merci beaucoup.